asalaamaaleykum mbokki doomi Sénégal yi nga xam ni ñoo nekk ci Europe du Sud. Europe du Sud nag bu ñu ko tuddee mooy Italie Espagne Portugal. ñi ngi jëm ci ay élections législatives 2017 muy élection yoo xam ni yu am solo la pour ñun la diaspora ndax ku ne xam na ni ren mooy guléet diaspora bi war a am ay ndaw yoo xam ni ñoo leen di toogal ci assemblée nationale. comme que guléet la ci ñun nag laaj na ñu xool li ñuy def lan la ak fi ñuy jëm fan. Parti PUR maanaam parti de l'unité et du rassemblement di parti boo xam ne bi ñu ko créé ak léegi depuis 98 la moo ñëw tey bëgg a waxtaan ak yéen ci lan mooy dëgg taxawaayu député. ndax mën nañu wax ni li nga xam ne mën nañu constaté ci législature bi mujj bi ak yi ko jiitu yépp mooy assemblée commencé na di dénaturé wu. ñu bëgg nag ñoom fexewaat indi ay homme de valeur ci wàllu député ci biir assemblée bi parce que comme que ñun ren mooy sunu tànn bu njëkk kon laaj nañu tànn ay représentants yoo xam ne yu digne la ñu war a doon. PUR nag wax dëgg yàlla préparé wu na ci cadre parce que depuis 20 ans mi ngi jàngal ay nit lan mooy citoyenneté lan mooy patriotisme lan mooy institution ci biir réew lan mooy gouvernement lan mooy taxawaayu gouvernement. kon waajal na ay ndaw yoo xam ne ci boobu terrain la ñuy jëm bokk na ci seen bokk bu ñuy wax Amadou Ndiaye te mooy wax ak yéen wax dëgg yàlla di nit koo xam ni yàgg naa yëngu ci wàllu association yi ci nekk ci biir nekk ci bitim réew. yàgg yëngu aussi ci mouvement religieux yi nga xam ne ñoo fi nekk yépp yàgg yëngu aussi ci wàllu syndicalisme kon nit la koo xam ne lu bari xëy na xam na ko ci wàllu lan mooy problème immigré yi. bu ko passé soxna suñuy wax soxna Walimata Diagne moom it di nit koo xam ni wax dëgg yàlla yàgg naa yëngu ci wàllu social ci dimbali ay moroomu jigéenam ci jàngali seen xale ba bu ñu nekkee ci réew mi tamit xëy na jikko yi ñu war a àndal ñu ànd ak moom. suñu mbokk bu ñuy wax Amadou Bouyo Guèye ma tamit de même moom it yàgg yëngu ci côté ba mu nekk ci wàllu associationnisme yàgg yëngu ci wàllu social ak jàppale nit ñi nga Sénégal doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk foofu. kon mën nañu wax ni ñett la ñooñu loo xam ne bu fekkee jël nañu mbir mi jox leen ko xam nañu exactement lan la Sénégalais yi di dund. député nag gi war a nekk taxawaayam passé wul représenté askan wi nga xam ni ñoom ñoo ko fal ne ko demal nga toogal ñu fële nekkal fa sunu tànk nekkal fa sunu nopp nekkal fa sunu kàddu. assemblée nag ku fa toog lii waru gërëm député mooy nga voté ay loi bu dee loi boobu buy jëriñ askan wi nga représenté la na nga ko voté. bu dee wóor na li lii loi boo xam ne dana jëriñ sa réew dana jëriñ saw askan nga bañ ko voté. bi ci des war nga proposer ay loi ci li nga xam ne moo jëm ci askan wi nga représenté. masalan bu fekkente ni immigré bi la am na loo xam ne xëy na war nga ko fexe ba proposer ko ci loi pour que ay anam yi nga xam ni moom la nekkee muy anam yoo xam ni wax dëgg yàlla anam yu mucc ayib la war a doon. parce que bu ñu seetee wax dëgg yàlla immigré yi sonn nañu am nañ ay doléances yu bari yoo xam ne yàgg nañ ko bind bi ñu nekkee ci cadre association ñun xam nañ ci lu bari ndax bind nañ ci yu baree bari yoo xam ne danañ ko proposer gouvernement yi fi nekkoon yëpp mais benn mosu ci am solution. ren nag ñu ne wax dëgg yàlla occasion la li ñu doon wax ci association yëpp ñu dem yóbbu ko teg ko ci kaw taabalu assemblée. moo tax PUR di leen ñaan ngeen votel ay représentants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii. parce que ay nit ñoo xam ne préparé wu nañ ci cadre boobu xam nañu fi ñu jëm fan la parce que xam nañu dëgg-dëgg lan mooy taxawaayu député. lañ fa war a présenter aussi xam nañu ko parce que wax dëgg yàlla seet nañ ci at mi yu mujj yi yëpp wax dëgg yàlla diaspora sénégalais maanaam immigré yi nekk bitim réew kenn fongatu leen kenn joxatu leen seen gëdd. yooyu nag am na ay points yoo xam ne PUR tënk na ko ba nga xam ne suñu ko defee ay proposition de loi su jàllee mën nañu wax ni immigré Sénégal dañ ko joxaat place am te place am ñëpp bari xam nañu ko ndax kuy dugal 800 milliards ci am réew 800 milliards yaakaar naa ku ko téye ci am réew da nga fa bàyyi pax mu rëy. kon kooku war nañ ko jox beneen gëdd bu bokkul ak bu ñu ko jox loolu nag pour mu mën a am il faut que ñu yóbbu fa ay ndaw yu ko mate. PUR nag wax dëgg yàlla préparé wuñ ci cadre boobu parti la boo xam ni depuis ñaar fukki at mi ngi waajal ay ndaw yoo xam ni wax dëgg yàlla mosuñu def bàkkaar ci wàllu politique préparé leen. PUR parti la boo xam ne bokkul ci benn coalition
parce que coalition yi fi gis yëpp en général c'est circonstanciel mooy ñu ngi jëm élection nañu boolewu am doole bu ñu dem ba assemblée ñu fantasiro loolu la ñu gis ci coalition yi moo tax PUR bëggul dugg ci benn coalition préparé nag ay nit ñoo xam ne incha allah suñu àggee assemblée ñoom la ñu war a def xam nañ ko daañu ko def su ko defee nag ñoom ci cadre boobu lañ leen préparé parti la boo xam ne léppam ci dëgg lañ ko lal ñu ngi lancé un appel à toute la diaspora sénégalaise rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk Europe du Sud te mooy Italie Espagne ak Portugal fan yi yëpp ñu ngi nekk di waxtaan ak nit ñi xam lan mooy seeni doléance bien vrai que am na lu ñu ci xamoon def ak ñoom ay échange ak nan nañuy gisee lii député kenn ku nekk am na loo ñu xam ne jox nga ñu ko loo xam ne war naa mën a doon sunu ngànnaay incha allah ñu dolli ko ci li ñu yoroon su ko defee nag appel baa ngi noonu ñi ngi ñaan doomu Sénégal yi rawatina ñi nekk kon Espagne kenn ku ci nekk am nga loo xam ne problème bu la concerne ca fa nga nekk incha allah parce que nañ cee taxaw surtout nag rawatina convention bilatérale yi nga xam ne ñi ngi koy soow yooyu yëpp ay points loo xam ne xam naa daañ ci ñëw ci thème ci ban bis yi ñëw daañ leen ko détaillé ba ngeen xam lan moo ci position waa PUR kon PUR na leen wóor ni duñu robe royal wote leen ko xàmmee leen ko ñaari picc yu weex nag fu ngeen ko gisee muy naaw xam leen ni mooy jàmm picc yu weex moom ay colombe yi naaw mooy jàmm ñaari picc yu weex góor ak jigéen ñoo yor développement wu réew ñu dugal leen nag ci benn cadre boo xam ne wax dëgg yàlla xare ñu doomu aadama yépp loolu moo ko symbolisé su ko defee kon appel baa ngi noonu ñu ngi lancé mbokk yi ñu bàyyi ko xel bu baax le 30 juillet fexe leen ba bu leen raté choix bi parce que c'est la première fois immigré war a tànnal boppam ci nga xam ne moo koy toogal ci assemblée kon foofu nañu yem ak yéen pour le moment xam naa bis yi ñëw daañu ñëwaat ak yéen ci dem yi gën a détaillé wasalaamaaleykum wa rahmatullah